benn soxna daal fa rocci paaka ñëw fekk jëkkëram a ngi toog wan ko ginnaaw rek mu yëkkati paaka ba bojj ko jëkkër ji jam ko ci doq jëkkër ja daanu na xëlës allah yëf yaa nga amee ca yëmbal asek naa ndakaaru yéene kaay bi na faa leen di wax xana lan moo tax jabar ji bojji paaka jëkkër ji fiiraange dong la nag ndaw si fa fiir ba dof waa ma ne yow su fekkee fa ngaa dégg na sa jëkkër fay neexal xale bu jigéen ngir takk ko loolu am na ci sañ-sañ ba ñeenti jabar sax su fekkee nag takkut waaye fa ngaa gis na fay taxawal rek di topp xale jigéen yi di foog ñoom loolu bàyyee ko moom la ak yàlla te lu waaye def boppam waaye yow léegi soo ko bojjee paaka nga ray ko mu dee léegi ñu tëj la kaso yow nga dee ca kaso ga dootoo xamante jëkkër ca der yàqu ba pare nga xam way wudul fay ñu koy nettali ëllëg say doom fiiraa nga jarug ko wala soo mënta muy la sa jëkkër di def fa ngay ñaan baat ñu fasala nga dem sëy keneen leer la neen lu leer ba yegg ca naññi ja neen lu baax lu nar a am Sénégal niki suba ci dimanche ji mooy màggal juddug yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam si du quotidien ne xel yu bëri nag fa ñoo dem Tiwaawoon ndax dëkku diine la boo xam ne wàllu gàmmu màggal juddu yonent bi fa faa yàgg lool ñu ko fay xamal ci anam gu rafet te mucc ayib xalifa baak njabootu Sidi Hajj Malik seen taxawaay ci diine l'islam fa rafet ba jéggi dayo yéen a kaay bi na moo tax fi mu toll ni Tiwaawoon taaliba ya fa ñoo nekk di rëj-rëjloo mbooloo mu bëri ba jéggi dayo moo fa nar a dem fi mu toll ni presque dëkk ba fees na sax te gàmmu gi suba la lépp ak liggéey Maodo Malick Sy bi gane woon àdduna atum 1855 wàcc liggéey ci atum 1922 l'observateur na ko faala ci yokkal jumaa ju bees dañ tabax Tiwaawoon caabi ji fañ koy joxe xalifa bi tey le Dakar waaye yéen a kaay ne fay tombeek anniversaire génn ak àdduna El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh kooku moom ñëpp ko bëgg bés bi yéen a kaay na Maodo Malick moom i roy waay la ci tasaare liggéey yonent bi ak nettali jaar-jaaram dundam le verdict yéen a kaay ne waaye kenn du Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine wal Moustarchidaat yi jàmbaar la boroom xam-xam la le Dakar waaye yéen a kaay ne Medina Baye Niass nag moom la fa nar a xam suba du gàmmu rek de non gàmmu international la maanaam hay réew yu baree bari fa ñuy dagg billet avion ñëw ngir gàmmu si Medina lépp ndax liggéeyu Baye Niass boroom faydu bi nga xam ne lépp juróom benn téeméeri million ay taalibe moom la xam ci àdduna bi te su gàmmu jotee ñoom ñëpp képp ku ñëwut Medina Baye rek doo xam lu la neex ba tax yéene kaay bi fa dikkaat ci njàngaleem Baye Niass liggéeyam ci lislaam taxawaayam ci diine ji rawatina faydu tijaniya bi nga xam ne yàlla fa ko xoo jagleel te moom Baye Niass nag dundam gi lépp tagg yonent bi mbëggeelam ci yonent bi foo ko natt weesu na ko moo tax su weeru gàmmu teruwaan fa daan wax hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu fay ndokkeel boppam ci weer wi ña nga xam ne nag kenn du leen ndokkeel ndax fa ñoo def lu bon bañ teg leen loxo mooy agresseur yi yore woon ñetti moto ya agressé commerçant ba ca HLM nangu xaalis ba génne jaasi digg bëccëg ndara kàmm te caméra ya filmé woon leen ba ngeen gis ko ci réseaux sociaux yi ñoom ñooñu nag agresseurs ya takk dere xam nañ leen jàpp nañ ñaar ca ñoom ña des nañ leen di waaj a jàpp taximan ba jàppoon nañ ko na ko yow yaa for xaalis bi mu waddee mu weddi ko biñ visité otam ba gis fa benn million bu manqué fukki junne mu door di toj kaas ya nangu ne moom ca agresseurs yi la bokk wax ñam àndaloon ñu jàppi leen nga yëg nga ñàkk yëg nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofee ci diwaanu Kër Massar ñoom nag diggante agressé ak deal daal loolee moo nekkoon seen métier foofee ne ci département bu Kër Massar ñooñu nag daan nañ leen teg loxo gannaaw sa ab renseignement bu nga xamante ni ñoom takk der yi jotoon nañ ko lu ci mënti am daal ñoom takk der yooyee saa itam jàpp nañ ñooñee daal di leen enquête waaye itam yóbbu leen ca kanamu procureur mu nekk saa itam ab soulagement bu nga xamante ni askan wa yeewoo foofee am nañ ko ndax yéene saa yi am na ci saa ay jigéen ñu nga xamante ni ñoom xaaju guddi la ñu daal di yeew ngir liggéey waaye yenn saa nag dañuy gis rek ñu leen di xañ la nga xamante ni moom moo di seen jàmm ak seen salaam ndax heure bu ñuy liggéey heure boobee lañ leen di kar ci mbedd mi daal di leen di agressé nangu seen i yëf. salaamullahi wa rahmatuhu wa barakatuhu aleykum wa alayna. déggate yoo caafa ngi xam maafe bi dina yàqu yàqeet au regard du titre de Tribune Quotidienne ce matin le journal du groupe des médias en tout cas d'indiquer croissance économique le Sénégal sombre jàmm bon retenons en tout cas ce qu'il y a à retenir à ce sujet de la Tribune Quotidienne les conclusions et prévisions inquiétantes de la mission du FMI. De quoi s'agit-il exactement? Selon Edouard Gemaël, la croissance du PIB réel s'est établie à 2,3% au premier trimestre. En tout cas, les emprunts coûteux dénoncés par le FMI, explique toujours Tribune Quotidienne. Dans le journal, c'est mon confrère Madiambal Diagne qui jette un pavé dans la mare pour ne pas dire qui donne un coup de pied dans la fourmilière. En tout cas, Madiambal Diagne parle de constat implacable de chez implacable.
impeccable. D'après bien entendu, Tribune Quotidienne ce matin, Dakar Times, sans contour ni détour d'indiquer situation économique et financière. Le Sénégal va mal. Le Sénégal va mal selon le FMI. Et comme à propos du FMI, il convenait de retenir l'adage qui dit coule fesse l'eau. Mon le yap l'eau. Le quotidien d'indiquer clairement et nettement situation économique. L'inquiétude du FMI. Bon, il s'agit bien entendu de faiblesse des marges de liquidité, sans oublier les recours à des emprunts commerciaux externes coûteux à court terme. Renseigne bien entendu le quotidien. Bon, les perspectives macroéconomiques pour le reste de l'année 2024 restent difficiles. Et bien d'après bien entendu le FMI, qui n'a pas manqué de dire la croissance du PIB réel est désormais projetée à 6%. Indique bien entendu le quotidien. Le journal d'ajouter l'autre point. Comprenez, une révision à la baisse par rapport à la prévision de 7,1% de juin 2024. En tout cas, Lambay Bungi Niaou. D'après cette fois, l'observateur qui révèle la situation économique du Sénégal inquiétant. Les inquiétudes à ce sujet relèvent d'un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc pour ne pas dire transparent. D'après le journal du groupe Futur Média, à savoir les sombres prévisions du FMI et les perspectives difficiles. Bien, moo ñuy xamal ni gis nga ancien directeur général waaye tamit nekk fondateur Petrosen daan nay bokk nag ci parti bi nga xam ni ñoom la ñu aaye ngir ñu génn fii ci réew mi Sénégal fii ci territoire bi. Source à quotidien ne ko ma ngay wuyoo nag ci turu Manar Sall boobu ngay dégg fi mu ne nii ma ngay kaas de ma ngay dut baaraam tuuma nga xam ni mooy premier ministre Ousmane Sonko lam ko yàqul fi mu ne nii amul ma ngay kaas nag anam bi nga xam ni noonee kon lañ ko aayee mu génn fii ci réew mi Sénégal. Tribune yéen a kaay ne ko en tout cas Manar Sall ancien DG bu Petrosen Trading ak Service ma ngay dénoncé nag ab abus d'autorité te la muy exiger nag mooy publication liste des otages bu Ousmane Sonko lépp nag daal la koy xëpp Ousmane Sonko. Direct News gis nga moom ex DG bu Petrosen la mu wax leer na de nee na nag ab otage bu Ousmane Sonko la à ma grande surprise ndaka laa war a wala génnee si réew mi Sénégal ñu aaye ma génn si àllarba fukki fan si weeru septembre si at bii ñu ne. waa dama ne ngeen jafe ne lii yoon la te lii du yoon maa ngi koy ñaawlu nag ba fu ñaawlu yam moo taxit fi mu ne nii jàppal ne Ousmane Sonko kon nag loxom génnul si lu waral génnu ma de waa baax na rek fi mu ne nii daal boo bëggee dégg dëgg réew mii ku nekk balaa ngay génn da nga wax lu seet wecc de ak jubbanti bii waa baax na. Tiwaawoon gàmmul normal respectel gàmmu gi ni mu waree bul xeex bul xuloo bul xëccoo bul buuxante bul dugg ci yeneen yi bul joxante rendez-vous déedéet gàmmu ku ne Kaolack bul xeex bul buuxante bul dugg ci yenn yi gàmmu gi def leen ko ni nu ko diglee nanu ko amalee noonu sant ci yàlla julli ci yonent bi lu ci waay man doyut lu ci waay def doyut joxe aw ñam lu ci waay def doyut ñamu suukar bu ko kenn fàtte lu ci waay def doyul gàmmu fa Kaolack Ndangaan fa Njaarim fa Tuuba dañuy gàmm fa Cenaba dañuy gàmm fa Madinatu Salaam Cees kaay ma ni fu waay ne Yoof Kàmbure fu waay mën a ne di gàmm nanga ko amal ci amin bu set amin bu sell benn guddi la guddi bénéfice la guddi ñaan la guddi tawféex la loo ci man def ko ci ak ñaan juleel ci yonent bi ma ni gàmmu leen ok nanu gàmmu voilà nuyu nan ñëpp nag bàyyi wunu kenn waaye yow ca njare ñuy gàmm ca njare dañuy gàmm moo gàmm pirum ndëri sunu dëkk ñooy daje gàmmu waat la ma ni gàmmu waat ca pirum ndëri ok ca pirum ndëri nee naa leen pire nga ca yoonu Tiwaawan wa boo jógee Tuubaatul boo jógee Tiwaawan ca yoonu Tuubaatul wala ne pirum ndëri dañuy gàmm waaye njaret dañuy gàmm la ko wax de dañuy gàmm de bay daam ñu ngi koy waajal ci gàmmuwaat la gàmmuwaat sa njëre gàmmuwaat ca pirum ndëri ok baay ju waa Njaasaan dañuy gàmmuwaat yéen gàmmuwaat dafa neex di ngénte ba la ko wax dafa neex. mbokk yi xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon bu suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal bonjour.
Chers jeunes tenus du enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas ko nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox la li xew ci réew maskanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw ahlan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm inshallah yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Que mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëbati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonko Diomaye boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Jaakin Diop ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.